Esa Fall will contest the December election. I'm a man of the world. Assalamu alaikum, mbokki Banjul, KMC ak waa West Coast Region. Man la Essa Mbye Fall, candidate for president 2021. maa bëggoon a waxtaan ak yéen ci mbiri problems yi ngeen a jànkuwanteel ci jamono ji. ñun ñëpp day xam nañ ne dëkk bu mel ni Banjul fi mu nekk gars yi wax dëgg yàlla dëkk bi tali nañ ko de waaye it dañ koo fàtte. liggéey bu baax bañ fa waroon a def sax dañ ko talut ngir yàkkamtee def loo xam ne foog nañ ne dinañ ci am jaaraama ñu tali dëkk bi yëpp te defuñ fa benn drainage facility ba tax fi mu nekk su tawee sax dëkk bi yàqu ni xunna ndi xeet. man ñëw naa Banjul bu yàggut ba mu tawee soo demee Tobacco ndeysaan sa yaram dafa daw ci askan wi ni ñuy dundee. waaye leneen li gën a métti ci Banjul mooy ne fi mu nekk kër gu ci nekk Banjul ñu ngi ko transform di ko def store léegi tey Banjul nekk port city. man de nee naa leen ne loolu would be a terrible mistake. Banjul dafa am history ci Gambia te history boobu dañ ko war a honor bàyyi ñu suxali Banjul delloo ko mu nekk capitale Gambia. man dig naa leen ne kera boo leen ma joxee nguur gi bu soobee yàlla dinañ leen liggéeyal ba Banjul ne mel na mu war a mel. du wut pour waa Banjul rek déedéet pour waa Gambia yépp parce que Banjul mooy suñ capital. ku ci ne am na fa wàlla ku ci ne am na ci cër astuma nag ña fa dëkka juddoo fa yoroo fa bon waa Banjul ak la ko wër wóolu leen ñu gom leen ñu sànnil ñu seen carte December 4 ñu doon seen mbër taxawal leen suxali Banjul def Banjul nam war a mel te mun nañ ko. dafa ngi nii doomi Banjul la mu ngee tabax estate boo xam ne wax nañ ne it is 5 times bigger than Banjul. bon waa Banjul mun nañoo transform Banjul gom leen ma ne mun nañ ko. sakaatuma bi ci loxo nguur gi nekkee seen xol ak seen déggu nekk ci dinañ ko def gëm leen ñu buñ leen naxee tali rek waa Banjul passé nañ tali. Banjul deserve na much more than tali yoo xam ne sax godoruñ ko loolu beneen la. so bon nag sànnil leen ñu suñ seen carte yi December 4 ñu ñëw liggéeyal si leen wecci nguur gi. soo demee KMC ak Banjul sax West Coast yëpp seen biggest problème li leen gën a suxale mooy ñàkk liggéey bi ak ñàkk opportunité gi ci réew mi. xale yi dangaa jàng school ba jeexal liggéey mënoo koo am soo ko amee sax ñuy laa fay yu daw yaram yoo xam ne maara day taale dafa wàññi sa value dafa génne sa dignité. man dig naa leen ne boo leen ñu sànnilee karta waa KMC ak waa Banjul ngeen óolu ñu won ñu seen óolute ci élection bi comme biñ njëkkee génn ni ngeen ñu óoloo ak cofeel gi ngeen ñu won. suñ jëlee nguur gi bu soobee yàlla maa leen ko wax dinañ leen liggéeyal opportunities dina dellusi ci dëkk bi. youth employment dina rise because dinañ bring about vocational education skills education ak access to finance for the women ba nga tax ne Gambie dinañ gën a change ku ci ne di nga war a mën a am ci loo jàpp. lii dama leen ko wax rek waaye du diggi kese. yéen ñëpp xam ngeen ne man liggéey rek laa xam liggéey rek laa mun te dañ koo teg ci kaw dëgga teg ci ko ci kaw luwaa. saakaa jaayi kombo yi ma di leen yëgal ne seen problème yi tool yi ak seen problème yi faro yi dinaa ko régler parce que dinañ indi proper titles ci dëkk bi nga xam ne ku ci nekka li nga moom dinañ ko xam dinañ ko document dinañ ko utal kayit ba nga xam ne seen tool yeeg seen faro yi benn Chinese mbaa kenn ku jógee feneen du mun a tee ñëw nangu seen tool yi. baadiŋol nka miŋ fo nuŋ mu ñinniti December 4 be naa la aliyente lon ne de nga dookuwoo doren no long en na dookuwoo
nka landi luwa kan ka landi tonya kan be ka sabati ni aliyem karto fayne December 4 menyim banko falin la ni ala sonta ala kenyo problemol be mba jarala problem so alkamin soto kostol kono nin chayni sol be mba be jarala andum alla nyantol be alba soto la intetal wafula de intetal la bagasol wafula chayni sol ma bi resta sort ko melola nin altolye pour que baralo ke mi yalon ko abal tala nyola abal la dindingo tambindi la fana December 4 ni nga ko wiw nga ko Essa Mbye Fall for president ala baraka yalon bolon kono toujours man sakunda ke nyinale wo kam balo faale wo latin na sañi problème bolon kono ibukaba jiyo la problème farol la problème kodo balia wo be mo problème nete bolon kono ntamata nyayita banko kan nga musol la situation jele abala fa warata alya lonko man sakunda aka $677 million leki president la office pour president ala baluo ala tamu anin ila expenses be nga foko wo mambete ya wo ko du jama be ya di president la office la mul mimbe sabitiring bolon kono yeñina bari ni election o nata dorom isina masinol nati pour ka mol nene ñiñanta kuntulale ngal la hidol taye kal folye ko ni aliyem fasa kel yen chika musol ye bambu December 4 aliye carte fayni nga fo wiw fal be Gambia tale nga alla baluwo fale man sakunda la kodo binkata president office nga plahi dol taye ko $500 million bebe tala balonka region out of the 5 regions Banjul anin KMC idatije bari the rest mintuta ibe $100 million annually sanjo sanji pour nga project sol jube mi ya lonko ibe baluo abe sone yala problem so almin soto pour ka kodo soto wo fanam bebe jarala ni nga woke alla fenkol bebe yirwala kubol be tamala ku alla problem so abe talala ni woketa musol bankol be tarala je ibe kodo soto la dami pour ka business ke youth fanang funding kel bankol be tarala je pour ka kode di la pour ika business ke yewo ko dojo ñin ne ka development nati banko kono ñin ne ka banko ta ñaato nati ngal dani December 4 ali carte fayni nga Gambia develop ala barka Essa Fall will contest the December election. I'm a man of the world.